mbokki téléspectateurs yi seetaan seen télévision Mbour TV ñu ngi leen di nuyu bu baax ànd ak yéen seen émission Mbour TV matinale émission bi nga xam ne moom la ñuy ànd ak yéen ci semaine bi altine ba àjjuma di waxtaanee nag li nga xam ne mooy wàllum société wàllum xibaar lépp loo xamante ni tey nit ñi dañ koy faral di soxla muy question d'actualité fii lañ koy waxee ci plateau Mbour TV matinale di nuyu di bàyyi xel tamit ñëpp ñu ñuy seetaan à travers le monde à travers fii ci réewum Sénégal. Mbour TV matinal nag dama ciy ànd ak tey Binta moom mooy borom rubrique job mooy maanaam liggéey li bépp xeetu liggéey boo xam ne nii dañ koy faral di gis waaw Dóor waar rubrique job Dóor waar xeetu liggéey la daal ñu koy gis fii nii ci diwaanu Mbour wala sax ci diwaanu Sénégal mu ci ñëw nu mu gën a yaatoo te tamit di waxtaanee danger yeeg ak yenn yi nga xamante ni liggéey mën na ko faral di am ci nekkinu doomu aadama Binta maa ngi lay nuyu di la dalal ci émission bi. fay naa la Djibi Diop Ndiaye. yaa ngi ci jàmm. waaw alhamdulilah nuyul gars yi. waaw maa ngi nuyu bépp téléspectateur Mbour TV. di leen ne rek seen rakk la seen jarbaat Siste Binta ci seen rubrique Dóor waar. parce que tey dañoo gis na ne askan wi soxla nañ ko am ñoo xamante ne tey. am nañu problème toog ci croiser les bras pour ñoom bu ñu toogee loolu solution na du solution ñu jeunes yi lu ñuy tax a jóg mooy liggéey. ku liggéey moom nag bu tëddee bés boo tëddee rek da ngay nelaw ndax boo lambee sa poste rek xam nan lañ koy daj dara rek waa xel dal waa comme niñ koy faree di ko waxee rek kon di nuyu kilifa diine yi kilifa aada ak bépp kuy seetaan suñu télévision bu ñuy naan Mbour TV. Mbour TV nee naa leen topp leen ko rek télé la boo xamante ne dafa xarañ télé la boo xamante ne dafa nekk ci jamono bi mooy buzz kon topp leen Djibi Diop Ndiaye ak équipe am bu ñuy naan Mbour matinale. muy noonu ñuy nuyuwaale suñu xarit Aïda moom dafa am repos quelques jours donc Aïda ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax di koy ñaanal bon rétablissement ñu ñëw nag ci deuxième partie bi gaaw xibaar yi tey lan nga indi Babacar. ajuma fukki fan ci weeru atum 2018 xibaar ngeen teewlu fii ci Mbour TV nuyoo bàngoog asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mbelaka Jaw Fatick la nekk lu toll ci ñeent fukki gone ak juróom-benn dañu leen faa ëmbal yàq li nga xamante ne bii mooy seen njàng loole nag bokk na ci seen jafe ak it ñàkkum këyit yi nga xamante ne bii gone yi dañ ko ñàkk loolee nag ña nga ko xamle ci benn ndaje boo xamante ni cadre yi nekk foofee ca Mbelaka Jaw ñoo ko doon amal. PACASEN di ab projet boo xamante ne bii dafay lëkkale gox yi ngir nag seen nekkin ak seenu koom-koom gën a jëm kanam Joal Fadiouth jot na ci lu toll ci 633 millions 500 mille francs la ñu ko ci jagleel des na ci dikk. waa L2M njiit la di Ibou Yàgg Ndiaye ñoom nag seen gis-gis ci réew mi mooy mbir yi doxul askan wi dañoo sonn te ñoom am nañu weneen gis-gis ci réew mi. sport Matar Ba jëwriñ ci amee tàggat yaram ni yite yi jiitu réew mi mooy nag sport bi daal di jëm kanam moom Matar Ba def na ab bilanam ci li nga xamante ne bii mooy ay réalisation yu ñu amal ci tàggat yaram. foofee la ñuy ndar képpee xibaar yi laata nag ma yëkkati jotaay bi faw ma gërëm ñi si jàpp ba mu yemb gërëm it yéen ñu sopp safoo ñu di ñu teewlu fii ci Mbour TV ëllëg la ñuy dellusiwaat bu ci yàlla ànde laata loolu wéy leen di ànd ak ñun fii ci Mbour TV jërë ngeen jëf. jërëjëf Babacar Fall ci xibaar yi yaatu yooyu noonu ñuy ànd ak moom altine ba àjjuma ci ay brève xibaar yi ni ñu koy gën a tënkee ngir ngeen mën a am information ci seen émission bi Mbour TV matinal léegi nag dañuy daal di ñëw ci waxtaan bi nga xamante ni mooy jëm ci wàllum rubrique bi nii di Dóor waar nag bu ngeen ko déggee muy liggéey bépp liggéey boo xam ne nit daf koy def jafe-jafe yi nekk ci liggéey ba yenn yi avantage yi nekk ci liggéey ba ak lépp loo xam ne ay wàllum conseil la ñu indi ko fii nii ci plateau Mbour TV matinal bu nekk nag lu am solo loo xam ne ni dañ ko indi ci innovation loo xam ne dañ ko indi ci waxtaan ngir émission bi gën a mën a avancer kon nag dama ci ànd ak Binta nga indi woon nag semaine bee passé muy wàllum tailleur yi
nga xam ne nii jamono ji seen jamono la seen période la mi ñuy wax naan saison bi tijji na si ñoom ndaxte tabaski moom nit ñi dañ ko fonk fu nekk lay nit di bàyyi ko di dem tabaski ji donc da ngay faral di am yére bu bees am xar am lépp lu ci ànd am ay cheveux am ay lépp donc c'est une grande fête boo xam ne nit ñi dañ koy faral di fonk bu baax a baax tey nag nga yeggali tailleur parce que tailleur ku wax tailleur di nga wax coono gu métti gu ci nekk Binta. waa kay Djiby Diop Ndiaye di la ne rek métier bi dellusiwaat na moo di métier tailleur ndaxte tabaski oblige la ñu wax dañu gis na ne tailleur yi tey dañuy engagé loo xamante ne après da leen di àndi gàllankoor ndax loo gis lu ne rek liggéey boo gis rek day laaj noppalu tey ji mënuñu koo xam mais conséquences yi fa nekk da ngay gis jour tabaski bi sax ndax li leen tax a jóg mooy ñi bëggal seen njaboot yi mais ñoom noppalu boobu duñu ko am vie familiale bi mënuñu koo am ndaxte tey mënoo ñëw 1 mois ferme am ñoo xamante ne 1 mois avant 1 mois yi di jot la ñuy yóbbu seen ñaw yi commencé di fanaan commencé di fay ba jour tabaski mi nga xamante ne moom nga war a nekk ak sa njaboot duñ xam sax fête bi lu muy saf waaw duñu xam lu muy saf da ngay jënd sa xar sa des fois sa doo ci lekk doo ci ñam sax nekk ci nelaw yi est-ce que loolu ana lan moo ko fi jar liggéey la mais laajul ñi leen loolu wax sant ñi leen ko ñi koy def ndax dañoo nekk ay borom njaboot te njaboot yi tamit jour fête la boo xamante ne kenn ku nekk li ngay préféré nga nekk ak sa njaboot passé ko ak sa njaboot ndax fête la boo xamante ne benn at la xam nga benn jour la ci at bi kon dañoo nar a di ko fonk liggéey ak nu mu mënte mel rek dafa war a laaj noppalu ji bi nañ lu conseil bi ñuy conseil tailleur yi nañ yemalee ñaw yi ndax loolu moo koy def bëgg a xaalis dina tax nga engagé yenn ñaw yoo xamante ne après tabaski bi gàllankoor la lay àndee danga ci am jafe-jafe ndaxte feebar yi du fi jógee hôpital dem hôpital bi yooyu noonu loolu noonu sa xaalis bi ngay séntu foofu mën na laa faj. dañuy gis ne parfois aussi tailleur yi dañuy am jafe-jafe ak seeni client jafe-jafe yu ci bari bokk na ci nga engagé benn client bu teel a ñëw joxe ñawam nga gis koo xamante ni dafa bari histoire dafa tàng nga jël kooku remplacer ko ki nga xam ne nii du kaas donc kooku loolu noonu aussi da ci faral di am loolu tamit ñoom war nañ ko mën a éviter. waaw loolu am na solo Djiby Diop Ndiaye métier boo gis rek loolu am na fa mais si tailleur la gën a fekkee baax nag ndax ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne mooy loolu diw sama client la moom heure bu mu ñëw rek baax na dinaa ko mën a ñëwal yooyu noonu fekk kee teel na andi ñawam loolu dañ ciy waxtaan xuusaat bu baax a baax ñu jox leen conseil boo xamante ne ndax loolu dina tax nit ki ragal la bañ a ñëw sa atelier ndax benn client bu ñëwee mu nar laa yekkal fukk client pour man loolu dara jaru ko fii nit moom ak loo munte mere respecté loo xamante ne mooy sa liggéey nga respecté loo xamante ne rendez-vous la tey jii dañ lay jox rendez-vous ma yóbbu sama ñaw ñu ne la d'ici 2 jours dina pare te da leen di leer ni ñaw bi mënul pare 2 jours nga leen di woo ji bi xam nga lu ñuy gën a metti sax ngay woo nit ki mënoo ko jot bu ñu jëlee engagement boo xam ne nii nag dañoo tooñ duñ la wuyu dañ leen di woo loolu mën a jot parce que dañ laa tooñ quoi ñoom duñ la wuyu alors que loolu c'est pas normal ji bi nañ ko éviter bu baax a baax tey lu ñaw boo mën a ñaw dañ ñuy naan lu bopp gis rek xam nga lu bopp di yenn bu ko bët gisee da koy xam n'est-ce pas loolu ngeen di wax wala déedéet lu bopp attan waaw lu bët waaw su ko bët gisee da koy xam waaw noonu la tey ji ñaw boo mënta kii ñaw veille tabaski bi yow mi nga xamante tailleur nga yàgg nga sa liggéey bi xam nga ko xam nga nu muy doxale bi mais ji ba war nga koo xam 10 ñaw mën naa pare di si tabaski bi waaw loolu mën nga koo engagé mais plus de 10 ñaw wala lu ëpp 20 ñaw lu andi la gàllankoor nit ñi tamit war neen bàyyi dernier comme ko waxoon nañ ko l'autre jour ci beneen émission ba nit ñi war neen bàyyi dernière minute ñu dem yóbbu seen ñaw yu compliqué xam nga ñaw dafa mën a jël temps am na ñaw yoo xamante ni day jël temps donc il faut nga defar ko mu rafet loolu tamit da ciy jouer ci seen conscience mais mooy yamuñu situation yi tamit da ngay rey ba test parce que mois bi du mu mel moom yaa ma gën a xam heure bi moom koo laaj ku ne dalay naan awma jotuma sama salaire ñoo xamante ne liggéeyuñu liggéey fonctionnaire il faut ñu comprendre loolu koo xamante ne sa client la jibi man daal li ma préféré moom bàyyil ko place même su ñëwee comme suba la tabaski moom kooku place am war naa nekk loo xamante lu spécial lay heure bu mu ñëw rek war nga koo ñëwal heure mais loolu yëpp man dama naan tailleur yi ñoo koy àndil seen bopp tey ji loo mën a ñëw rek engagé loo mën a ñëw rek ak xaalis mu mën tekki rek da nga respecté sa liggéey nga jox ko gëddam léegi nag
tailleur yi nga xamante ni ñoom dañuy daal di nekk foofu noonu di daw gaay yi jël clients yi di xeex ak ñoom guddeeg bëccëg. xam nga ne loolu ana sa dignité ana sa personnalité. ndax loo xamante ne sa liggéey la tey jii da nga ñi lay woo duñ la mën a jot. ngay daw di daw xam nga di lakkatu ana lan moo te sa atelier bopp la sax sa clients yi di ñëw lu nekk ñu la koy wax. loolu neexul si xol. imagine toi tey sa doom toog wala sa jabar ñëw mu tombé si loolu. da lay xeeb du la mën a respecté te doo mën a wax nit dara ndax tey kooku fay na la xaalisam ba pare. loolu mooy métti nag ji bi loolu neexul si xol neexul si xol tey nañ ko éviter. tey jii doom nawle na mais jabar tamit nawle na. mu ñëw fekkee si situation boobu neexul si xol ñi lay woo duñ la mën a jot teg nit ki fay na la xaalisam. nañ ko éviter bu baax a baax te ju tailleur yi kese du xam naa dinañ xuus bu baax a baax. ci tailleur yi ci yeneen liggéey bërëb liggéeykaay la. ñu gis ne tabaski bu jotee nit ñi dañuy faral di bëgg ay tissu yoo xamante ni moom moo nekk moo nit ñi top yi nekk ci nga gis ba jour tabaski ngoone xale jigéen yëpp sañse ko est-ce que année bi nii gars yi ñu ngi ci yooyu noonu. waaw bien sûr ji bi xanaa gisoo man fi ma fële. lii yëpp waajal tabaski la. lii yëpp waajal tabaski la. lii yëpp waajal tabaski la tissu yi génn nañ tissu yi rafet yi moyen cher. ji bi nañ def lu ñu mën rek su ko defee. bu tëddee nelaw waaw xale jigéen ñi li ñuy tàmm naan damay wuti sama designer bu baax. ñaaw ko xam nga defante dara jaru ko fi. tey dañoo gis mode bi. ma saytaan naa mu tabaski bi sonaluñu kenn. boo amee sa 10 000 francs sax mën ngaa jënd sa designer mètre 2000 francs nga ñaw ko ci si 10 000 francs. designer 2000 francs xanaa loolu du original. waaw du original mais lu sa non xam nga ji bi tey ji bi sol la lii Binta bëgg koo sol su dee suñu moyen yi yamuñ damay andi sama bopp problème damay dugg si loo xamante ne après ëllëg. waaw loolu jafe-jafe la may jural loolu moo fi nekk. xale jigéen ñi nga xamante ne tey dañoo li ñuy taamu naan damay def sama sëbo bu gudd bu gën a gudd. ay sëbo yam non tabaski la damay def mu baax damay defante ana kan la ñuy defante. tabaski benn jour la loolu dama koy wax di ko waxaat sama mbokk jigéen yéen ñi ngi may seetaan. dara jaru ko defante fi sax boo xëyee nga dem ñaani ji loo jëndee ndékke. waaw wala nga ñaani ji loo paasee. dem 100 francs ñoo xamante tabaski bi billaay dañuy dépenser plus de 200 000 francs plus de 200 000 francs xale yi jigéen ñi dañuy dépenser plus de 200 000 francs alors que loolu c'est pas normal. yow ti imagine toi nga ne da ngay xam nga. am na koo xam ne da ngay toll ak moom du la xool beneen bët bu dul nga nekk soxnaam. teg ko loo xamante ne du ko mën kooku da lay ragal. loolu tamit métti na trop du la mën a takk waaw mu ngi ci. parce que déjà sax yéen du ngeen yem ci benn ñaw da ngeen lu ngeen ñuy xëyee xoma lan. laqe affaire yi bu ngeen paree ci ngoon gi lu ngeen di taajee añ bi. soo paree li ngay taajee loolu yëpp tailleur bi moo koy ñaw ana xale bu jigéen buy xaw ma nan lañ koy waxee buy taajal añ. yow xaw ma nan amoo jëkkër amoo waxaale. non am na ñuy sëy sax am na ñuy sëy loolu moom c'est tout à fait normal ji bi loolu dama ciy d'accord. na borom kër yi génnee xaalis jox seen jabar yi ndax jabar tamit nawle la. loo ko defal lu ne sandiwoo ku lay jural doom. kooku moom loo ko defal lu ne sandiwoo ko parce que day nekk ay morom jéegam ci biir kër ay wujju peccaroon xam nga ñoom moom mën nañ defante mais man xale jigéen ñi ñoom lay xale jigéen ñi amagul jëkkër dañuy def ay xëy lakk xawma lan sol seen kii man loolu laa mënul comprendre ji bi ñetti ñaw dinañ ko ñaw si bés bi benn bés bi dinañ ñaw wala lendemain bi 3e jour bi ana lan moo ko fi jar nga dugal sa bopp ci problème loo boo xamante ne doo xam foo koy jooytoo jaru ko fi ji bi dëgg la nañ jël loo xamante ne simplicité la te simplicité ñëwaat na da ngay def sa coupe bu baax doo dara du la ci 5000 francs boo ko amee sax mën ngaa ñaw sa ñaw simple designer bu baax soo ko amee rek mën nga koo ñaw 5000 francs plus de 5000 xam nga moins de 5000 francs sax mën nga koo ñaw da ngay gis benn ñaw ji bi tey ay 217 ma di kii naan la man 217 laay ñëw sama 217 30 000 la kii naan la man 35 000 la waaw loolu xaj na feneen ji bi loolu xaj na ki lay wuti na nga ko ne xaalis boobu cotiser ko nga koy kii bloqué ndànk-ndànk pour suñu mariage man loolu laa gëm si jigéen waaw pour mariage ji bi ku la jox 100 000 francs te bëgg nga nekk soxnam kooku da lay ragal nga laaj ko 100 000 francs bu la takkee loo koy laaj ji bi nañu waxante dëgg te dee rek nañu waxante dëgg parce que tey koo xamante dalaa bëgg pour nga nekk soxnam tabaski jot nga ne ko man lii laa bëgg cheveux laa bëgg designer laa bëgg sama ñaw bi sangam nangam dàll yi ñëwagul càkkaay yi ñëwagul imaginer calculer le 200 000 francs xale yu góor yi takk
si ñun lay dépendre ji bi pour ñu mën a am jëkkër si ñun lay dépendre ndaxte tey ji li ñu leen di sant mënuñu ko tey mënuñu ko ëllëg dëkk bi dafa metti xamoo ci dara waaw sax dafa metti torop góor yi mënuñu loolu nañu jël loo xamante ne simplicité lay doon ñuy jàppale xale yu góor yi ñi nga xamante ne takkuñu ba ñu mën a takk ndax dañuy ragal am na ñoo xam bëgg nañ takk mais dañoo ragal xale jigéen jamono bi tey dëgg la loolu moom tey moom dinaa ci ànd ak yow gars yi moom booy dañoo garaaw de da ngay ñëw ñu lay commencé tegal li ñuy dundee affaire yooyu noonu yow nga xam ne nii avant ngay am jabar da nga doon door di taaba affaire yooyu noonu nga ñëw fu mu toll nii affaire yi di yokk démb rek maa ngi ciy wax ak sama boy bi voilà mu ngi noonu mais aussi Binta war nga ñëw ci cherté ñaw yi tailleur yi dañuy événement bu jot dañuy gën a yokk seen loxo maag du tabaski rek màggal day ñëw nit ñi dañuy ñawlu gàmm day ñëw nit ñi dañuy ñawlu yenn événement yi ay xew hôtesse ak ay affaire yooyu mais tailleur yi dañ ci basé wu comme yi chauffeur yi di def après xam naa di nga ñëw ci chauffeur yi yokk paase yooyu donc tailleur yi aussi neen wàññi ñaw yi nga xam ne nii waa day cher trop ay ñaw 35 000 40 000 nga nar a jënd tissu nar a jënd leneen ak leneen loolu day cher loolu ci client yi la jibi ndaxte tey ji mën naa ànd ak sama xarit mu gis beneen modèle boo xamante ne mën na koo fay wala man mi nga xamante ne man maa ànd ak moom ma gis loo xamante ne mënuma koo fay ma ne ko lii laa bëgg diw ñëw kooku ne ko man daal lii laa bëgg te lii laa am léegi boo xoolee client yi ñoo joxe seen prix moo tax dara mënul kii parce que da ngay bokk ak nit oto sax jibi mu ne la taxi nga ne ko taxi arrêté ko mu ne la man 500 la am di naan ko yóbbu ma man 1000 francs laa am ñun ñoo yàq réew mi ñun ñoo yàq da ngay bëgg a jënd dara rek ne man lii laa am borom doole ñoo imposé la ne man 5000 laa am jaay ma ko 5000 mais kooku noonu la daal bés bu xëyee rek day yokk paas bi day gën a yokk ànd ak nit mu gën laa am xaalis da lay wan ne man dama am xaalis dama yàkkamte loo leen ma laaj dama koy mën a fay nañ sóoraale baa doole yi ndax poos yi yamuñu tailleur yi nañ calculer loolu poos yi yamuñu kii mën naa fay lii mais kay mënul fay loolu mooy andi problème loolu man blâmer wu mag tailleur yi client yi lay blâmer ñoom ñooy wax seen prix bopp tey lii laa bëgg a ñëw tailleur bi wax la lii man de nii laa ko ñëwee prix sangam laa ko ñëwee kooku noonu du bouger prix bopp même su dee da laa bëgg a wàññil. te ñoom sax dañu am ay association waroon nañu xool si association si wàllu prix yeeg yooyu mais tey da ngay fayee kii lii. nee naa la ji client yi la rek. client yi ñoom ñooy joxe ñoom ñooy imposer seen man client la xam naa ni mu demee. tey mën naa ànd ak yow ji ci benn tailleur. man la modèle bi laa bëgg wala nga gis sama modèle Binta modèle bi ñaata nga ko ñëwee man la tel laa ko ñëwee ànd ak yow si client bi mu ne la lii nga ne ko man lii laa ko ñëwee client boobu prix boobu du si mës a jógee. day lay naan da lay leer kii nii la ko ñëwee man noonu laa ko ñëwee tailleur kii bi yokk léegi bu bañee rek nga romb ko fa dem feneen. nga dem feneen tamit boo fa demee kooku tamit beneen prix la lay imposer. est-ce que wala diw dafa mën a coupe dafa mën a ñaw loo ko fay rek jar na ko loolu dañ koy client nee naa la client yi ñoom ñooy yokk ñaw yi diw dafa mën a coupe xam nga su la ñawalee nga bëgg loo ko fay rek jar na ko lu moo tax lu mën a wax rek dagg sa bopp bi rek yow nga àndi ci d'accord te mais da ngay dem ci place bi tey mu ne la par exemple ñaw bi 50 000 la nga demaat ci beneen nga ne ko mënumaa fay lii demaat ci beneen place bi kee nangu par exemple 25 000 30 000 francs ça arrive mais ki nga xam ne nii yéen seen bopp xam ngeen tailleurs yi experts yi mën a ñaw donc am na ñaw yoo xamante nii bu chéré ba cher day dàq client quoi day dàq client mais non léegi loolu amatul ji bi léegi tailleur yi gën a cher sax nit ñi ñoom la ñuy fekk lañ leewa dafa mën a ñaw lu mu la laaj rek jar na ko xale jigéen loolu mooy seen point kii dañ leen naan carrément kii dafa mën a ñaw lu mu la fayee ko rek jar na ko na nga ko fayee loolu dina la defal coupe yi dafay pourtant ñëpp mën ñaw ñëpp coupe man dama ne ñaw coupe kese la coupe bu baax man maa ngi nii defuma ci dara coupe bu simple rek laa def te fu ma neex dem fa mais ana lan mooy ñaw bu seer ñaw bu seet laa xamul 217 nit ñi bu ñuy wax ne nit ñi léegi dañ koo teg ne nañ simplicité na simplicité ñëw rek bu simplicité ñëw ñu bëri nañ noppalu ndax poos yi yamuñu dëgg la voilà mu ngi noonu seen émission Mbour TV matinale mu nekk nag tey ci àjjuma ji ñuy waxtaanee jafe-jafe yu mujj ci métier bu mu jël ci semaine bi muy tailleur yi nag mooy seen saison ñëw na te ku nekk naan maa ngi dem sama tailleur bi seeti sama ñaw ku nekk naan nag tailleur bi yaakaar naa ne dina pare sama ñaw ku nekk a ngi toog di xaar donc mu nekk événement boo xamante ni chaque année day am ampleur chaque année nit ñi dañ koy gën a fonk muy tabaski donc nag tailleur yi kenn ku ci nekk war nga xam naka ngay gérer ses clients parce que lu ñuy wax management dafa baax boo amee ay clients na nga leen gérer normal ñawal leen ba ñu kontaan bu ko defee déwén ñoom dañ leen indil ñeneen sax bu ñu kontaanee ci yow déwén bu ñuy ñëwaat dañ naan xaar ma yóbbu Binta parce que sama tailleur bi amul caaxaan
te tamit lu muy laa cherul nga refaral Binta ba mu rafet Binta suba tamit day jëlaat beneen xaritam indiwaat kon yaakaar naa ne am comportement bu baax ci client yi tamit da ci am solo. Jibi kaay ma wax la règle boo gis rek am na exception am na ñoo xamante ne ndeysaan dañoo respecté seen liggéey. lu ñu bënte bëgg a xaalis tey jii nga dem seen atelier bëgg a ñaw bi xat dañu leen naan carrément ñaw bi tel jour lay pare soo ko mënul su dee arrangé wu la du ma dugal ci sama bopp man tailleur yooyu laa ñoom laa fonk te ñoom laa àndal xaalis ni mu mënte neex rek na nga respecté loo xamante ne mooy rendez-vous tey jii jour bu ñu la ma heure bu suñu la ne telle heure booy dem ngay fekk sa ñaw bi pare man loolu laa xam ci liggéeykat da ngay respecté loo xamante ne mooy heure surtout heure sénégalais yi am nañ problème boobu heure duñu ko respecté boo leen waxee rendez-vous bi 8h 9h la mais am ñoo xamante tey bu ñu leen 9h 9h sa ñaw bi suba lay pare man tailleur yooyu ñoom laa gëm ñoom ñoo xamante ne tey ji ñu ngi am lool ak loolu parce que dañoo fonk seen liggéey dañoo xam dañoo jox seen liggéey bi gëddëm liggéey boo gis rek boo ko joxee gëddëm rek da ngay avancer c'est important jërëjëf Binta li nga wax am na solo trop te benn tailleur du la mere parce que dëgg nga wax benn client aussi du la mere kenn ku si nekk bu ko jëlee nii rek yaakaar naa ne kon mbir mi dafay gën a am ampleur nit ñi dañuy gën a mën a xam lan mooy njëriñu tailleur yi tamit xam lan mooy njëriñu client parce que ñoom ñaar dañuy war a complémentaire seen ku si nekk sa morom dafa war a mën a jàppale sa morom ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey lii nag moom leen indiloon tey ci émission Mbour TV matinale bi ñu doon waxtaanee tey ci àjjuma ji liggéey tailleur yi ci période tabaski bi di ñaanal ñëpp yàlla na seen ñaw pare gars yi nga xamante ni amaguñu ñaw jug leen si weekend bi ngeen commencé toppatoo seen ñaw yi seen ñaw bon bu kenn ñawal nag moom leneen li nga mën rek na nga ko def boo ci yemee nga yem ci loolu noonu Binta kon nag émission mu ngi waaj a jeex lan la ñuy wax tàggoo. ci bi li may tàggoo mooy tailleur yi ak client kenn mënul dem bàyyi sa morom nañ dawal compréhension client yi comprendre seen tailleur yi tamit comprendre seen client ñi xam ne tabaski benn jour rek la te bu mu la jaral nga dugg ci loo xamante ne après gàllankoor rek la lay jural suñu paree ci loolu jibi dinaa la wax ko ma sant gis naa kay moom gis naa nga sañse xam na après Zal dina jël sañse bi quoi dina ko zoom dina cadré sañse bi waa sañse bi rafet na moom tissu beeg kii bi yooyu noonu waaw jibi ki ñuy wax Silla et frère fii lañ nekk en face station sel bu nekk fii Mbour seen numéro téléphone 70 la 474 58 12 77 795 96 91 77 444 10 30 boo leen fa demee rek kii ngeen fay fekk ñoom lu ñuy def ñoom dañuy jaay ay tissu. ñoom ñoo la jox tissu bu rafet bi waaw du tissu bi kese la ñuy jaay tissu yu góor am na fa jibi yoo sax su la neexee war naa fa mën a dem ñu defal ma affaire de jox ma jees neer waaw dinaa la booleeg ñoom mais sama ginnaaw ngay nekk nag maa lay yóbbu waaw Matar si la moo fa nekk ndeysaan mu nekk ku baax moom moo mooy solal xam nga yéen a ma gën a xam daal tissu xeet tissu boo gis rek am na fa gis nga bi nga sol nii mu ngi nii jees neer am na fa tissu PC yi te prix yi c'est très 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 abordable boo leen fa demee rek ku bari jàmm la nit la boo xamante ne liggéey bu muy def fonk naka te jox na ay nit ay client respect boo xamante ne moom lañ moom suñu jógee loolu rek parce que buñu ne nan lañu tissu rek ñaw la ñuy njëkk a xalaat ndax léegi ñaw moo lëmb dëkk bi prix yi seer nañ boo amee koo xamante ne da lay ñëw gratuitement kooku il faut nga gërëm ko sant ko kooku mooy ummi lañ koy wooyee boutique prêt-à-porter chez c'est Mourtala Couture ñu ngi fii rue nationale en face kër Lay Sarr fii lañ nekk gérante aj la numéro téléphone am 77 la 439 60 46 fii lañ nekk Mbour en face boo leen fa demee rek waaw soriwul fii nii rek Mbour TV rek buñ ci taxawee fii rek ñu seen ko mu nekk koo xamante ne ummi desaan waa ñaw yi rafet la ñuy prêt-à-porter lépp la ñuy def dinañ ñaw jaay yooyu noonu heure boo leen fa dem rek 24 heures sur 24 foofu lañ nekk ummi Thiam moom mooy borom kii bi mais gérante bi aji lañ koy woo moom moo la ñawal lii waaw moo ma ñawal ñi jigéen moo tax man la jigéen baax na góor baax na kooko wax rek mu wedd la mais jigéen baax na góor baax na ñoom daal ñoo ma kiyal li daal ma jóg dëgg la jugal taxaw waaw ñaw baa ngi nii de
yaakaar naa ne rafet na trop waaw mu ngi nii nee na nag yaakaar naa lii kay rafet na donc sponsor dañ ko sponsorisé mu ngi noonu Binta mu ngi noonu tey fii la génn dañ ko daal di solal ñi ko solal ñoom ñooy waa établissement Touba Darou Khoudoss ak boutique prêt à porter mooy chez Mourtala Couture ñoom nag ñoom ñoo def nii Binta gis ngeen fu mu génn xam naa vendredi prochain war ngeen maa def ni man tamit comme ça mu gën a yaatu voilà mbokk yi kon nag Binta ñu wax ñu jox dig daje gars yi altine lundi incha allah rabbi kon di leen ñaanal jàmm yàlla borom jàmm ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na Sénégal am jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj gars yi am xaalisu xar am xaalisu waaw am xaalisu yére waa xaalisu yére xam naa yooyu noonu réglé na fu ñu nekk nii moom ñu ngi ci cappaandaw la xam nga noonu lañ koy waxee yëf yi jege na ba pare fii bañ ne suba la moom nit ñaa ngi koy wut moom waaw yàlla na lépp yomb ji voilà amin jërëjëf Binta borom métier yi am na li nga xam ne moom mooy culture bu baax ci métier bu mu dugg rek daf ci daal di xuus ba mu gën a yaatu ñu ngi koy félicité bu baax a baax te tamit di ko wax ne ko continuer ci nii rek bu ko defee innovation gars yi dinañ gis sa liggéey bu rafet na métier yi tamit des na il faut que nga gën see xuus maa ngi lay ñaan lundi nga ñëw ci chauffeur yi parce que chauffeur yi dañoo saay-saay dañuy bàyyi buñ ne suba la tabaski buñ ne paas bi 3000 la ñu yokk ba 7000 wala 8000 waaw Dakar de Mbour sax des fois mu dikkee la 3000 voilà mu dikkee la 4000 francs voilà mu ngi noonu kon nag chauffeur yi nga dem ci ñoom waxtaan ak ñoom balaa ngaa ñëw ci émission bi mbokki téléspectateurs yi internautes yi jërë ngeen jëf ci émission bi nga xam ne mooy Mbour TV matinal maa ngi nuyu nag sama xarit Kébé Ndaw depuis Kaffrine Kébé Ndaw sama xarit la maa ngi koy nuyu bu baax a baax ci émission bi di jaale aussi sama xarit boobu génn àdduna di Ibou Ndaw moom tamit ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na suuf oyof ci kawam Ibou Ndaw moom tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax di nuyu Kébé ak waa atelier Pa Elastine yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu foofu noonu ci diwaanu Kaffrine di leen jox dig daje altine incha allah merci beaucoup Zal ci wàllu cadrage image yi merci à Ngor merci décorateurs yi Djibi Saliou montage yeeg yooyu yëpp di leen jox dig daje altine bon week-end ciao ciao merci.